jaajëfate sama gars yi Mister Shake la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo alerte benn vidéo ngir wax leen ne Kayz Fof démb dafa def benn vidéo bu gàtt moom ak Tunkara ñuy wax sénégalais yi ñu pare ndax dafa am lu bon ay ñaawteef yuy waaja dal seen kaw Kayz Fof moom nee na màggalu Tuuba dina am ay terroriste yu fa ñëw ngir boom ngir rey ay nit yu bëri waaw loolu la ñuy wax attentat gars yi defe naa léegi Sénégal ñëpp xam nañ lan mooy terroriste ñoom daal nee nañu ne Sénégal pare Macky Sall ak ay nguuram ñoom dañoo jël décision li ñu doon wax li Cheikh Tidiane Gadio doon wax mi ngi am màggal Touba bu ñu paree foofu Ousmane Tunkara moom it jox ñu beneen xibaar bu doy waar am benn jigéen bu woote ci émission di ko dëggal ñoom ci affaire ñàkku bi la ñuy wax ñàkku bi ñoom dañ ne Macky Sall dafa jug ngir ñàkk Sénégal yëpp ñiy liggéey bu ñu ñàkkuwul duñ leen jox seen xaalis duñ leen jox seen salaire. Donc les gars, je viens aujourd'hui faire une émission sur les deux activistes qui sont les plus en verve en ce moment, les plus suivis sur YouTube et peut-être Facebook. Je veux parler de Kayz Fof et de Ousmane Tunkara. Nul n'ignore le travail de titan qu'ils abattent pour la démocratie au Sénégal. Nul n'ignore que ces deux activistes sont une épine dans le pied, sous le pied de Macky Sall. Mais le problème qu'on doit se poser, c'est est-ce que toutes les informations qu'ils nous livrent sont de bonnes informations? Ou bien sont-ils simplement en train, n'est-ce pas, de faire de la surenchère? Sont-ils simplement en train de diaboliser le régime impopulaire de Macky Sall? Gars yi man ñëpp xam ne Tunkara ak Kayz man damay rafetlu li ñuy def waaye tamit il faut que tamit ñu wax ndax ñoom information yi ñuy jox baax na wala baaxul ndax man kat ku ma ne Macky Sall dina taal Touba loolu ngir ma gëm ko du yomb. La preuve ndaw si woote sax ci Kayz Fof dafa ne ko Kayz comme léegi wax nga ko dootuñu ko def ndax Macky Sall li tax ma ne news boobu est-ce que fake news la wala est-ce que source bu baax la am parce que Kayz nag nañu waxante dëgg moom du waxantu Kayz du waxantu joxe na fi ay information yu bëri yoo xam ne dañoo yeewu mu nekk dëgg fii la ñu waxoon nee na garde rapproché Macky Sall yi dañ koy woo di ko wax ci Marème Faye Sall di wax ne Marème Faye Sall dafa am problème di ñu wax ne garde rapproché bi dañu am naqar li ñu leen di fay ci xaalis bëriwul xam nga wax ñu ne Marème Faye Sall des fois Macky Sall moo ne bu ko kenn bàyyi mu génn Mermoz léegi bu ndaree génn garde yi ñoo koy téye na ko doo dem mu mer nag di leen saaga di leen wax ne yéen tekkiwu leen dara di leen xas di leen wax di ngeen fi yàgg et cetera et cetera. Kayz Fof moo ñu waxoon aussi ne kër Macky Sall kër gi mu dendal Macky Sall daf ko jënd ngir lan kaaraangeem léegi ñoo ñan ñoo fa nekk foofu ñan ñoo fa nekk foofu kër Macky Sall boobu ñan ñoo fa nekk garde yi nag ñoo koy woo léegi dañoo yeewu gis Macky Sall daal di ñu ne dàq na garde yu bëri changé na leen loolu Kayz moo ñu ko waxoon ñu yeewu gis ñu dàq ci yu bëri loolu benn firnde rek la kon Kayz ñu koy woo di ko jox information du waxantu waaye nag Macky Sall doful ba naan dafay attaquer Touba man information boobu mën naa wax ne nit ñi bu la neexee ngeen dem màggal Touba man de yaakaaruma Macky Sall dof na wala régime Macky Sall dof na ba naan dañuy jéem a def ay attaques rien que rek
ngir jiiñ ko Ousmane Sonko ndax ñoom nee nañu ñun ay terroristes lañu nee nañu waa Pastef ay terroristes lañu donc léegi lan la ñu mën a def Macky Sall ngir toog fi 2024 il faut que mu créer benn situation de chaos Macky Sall veut instaurer une situation instable au Sénégal où la paix sociale sera inexistante, où il y aura tout simplement des échauffourées, des batailles rangées, n'est-ce pas, des actes de vandalisme, actes de terrorisme, pour qu'il instaure un régime d'exception, pour qu'il s'érige en défenseur de la République et se donner les pouvoirs d'un dictateur. Macky Sall loolu la bëgg Macky dafa bëgg dëkk bi jaxasoo waaye nag Cheikh Tidiane Gadio moo kalaateel deal bi waaw Cheikh Tidiane Gadio moo kalaateel deal bi ndax moom moo njëkk a wax assemblée nationale mu ne Touba xabru Touba ak xabru nu mu tuddati bu laayee ni dañ koy attaqué ba mu waxee loolu rek dafa rëcc loolu la ñuy wax un lapsus c'est ça qu'on appelle un lapsus c'est-à-dire loo xam ne da nga ko doon nëbb far yàlla weer la ndax Touba sëñ Touba du seetaan ñu leen di fexel te ñoom duñ ko yëkk waxuma ne Touba dara bomb mënu fa am de waxuma ko mara day taali waaye ñoom dinañ ko yëkk xalif général dinañ ko yëkk waa Touba nelawuñu gëmmuñu nelawuñu kon Macky Sall bu dof loo ba laal Touba gis nga du fanaan palais loolu moom dafa leer ndaw si sax mi ngi koy wax ndax Baye Fall yi dinañ jóg murid yi dinañu jóg Macky Sall du def loolu léegi dinaa ñëwaat ci Kayz parce que Kayz tamit wax na ne sëriñ yi Macky Sall daf leen di déglu seen téléphone daf leen di déglu ak benn société israélienne bu am benn application bu tudd Pegasus sëñ Mountakha lépp lu muy waxanteeg nit Macky Sall mi ngi koy déglu di ko yëddu di ko espionné loolu nag bu dee am na loolu tam beneen information de taille la boo xam ne Kayz daf ñu ko jox bu dee am na loolu moom vraiment ñu ngi koy ñaawlu mais loolu même boo ko waxee boo ko waxul sax ñun war nañu suñu xel war nañu njort ne Macky Sall ñu ngi déglu lu ne ku ne ndax Imam Ndaw moom nee na fan yi la génn mu ne bañ ko jàppee lu ne lañ ko doon def Imam Ndaw nee na lu ne lañ ko def dañ ko tegal ay audioom mu daan woo ay nit di wax ak ñoom nekkate ñoom ñu ngi koy yëddu kon nag buñ ko defee Imam Ndaw war nañ ko mu def xalif général Imam Ndaw nee na ba mu nekk ci prison bi il a avalé des couleuvres maanaam lu ne def loolu lañ ko lu ne def loolu lañ ko ci metti waaye moom du mën a fayu waaw loolu la ñuy wax avaler des couleuvres mooy ne bu question ne da ngay wan ne ay kii la ay si ndax loolu benn expression la rek pour wax ne bu la nit jekkoo di la def loolu lu ne di la bundu xataal te yow munoo fayu dafay mel ne rek yaa ngi wan ay si ndax loolu lay nduru xam nga mais balaa ñu ñëwaat ci Pegasus ci loolu nañu wax ci beneen bi mooy Ousmane Tounkara ndax Ousmane Tounkara moom affaire ñàkku bi lay wax ñàkku bi ñu bëri dañ ne bu kenn ñàkku man mii di wax ak yéen gars yi ñàkku naa ñaari yoon sama ñaari dose mais bu fekkee ne déglu naa li Ousmane Tounkara wax ak li ndaw si wax kon man damay tiit ndax ndaw si woo Ousmane Tounkara dafa ne nit ñi la ñu bëgg a wàññi nit ñi nekk ci adduna bi dañoo bëri adduna bi léegi ñu mat 8 milliards ci ay nit te 8 milliards ci ay nit d'ici 2050 dinañ nekk 10 milliards te loolu géej bi day jeex dund bi jeex léegi nag tubaab bi loolu lañu bëgg moo tax ñu bëgg a wàññi nit ak chinois yi léegi bu ñu bëggee wàññi nit ñi ëllëg ñu rey seen nit ñoom ñun ñii la ñuy rey nit ñi ñuul yi nekk Amérique wala ñu rey nit yi nekk Afrique fan lañ koy jaarale ci ay ñàkk ñoom loolu la ñu wax ndaw si woote Ousmane Tounkara dëggal loolu mu ne Ousmane Tounkara gis nga ku ñàkku juróom-ñaari at ngay dundaat après nga dee ndax ñàkku bi vaccin bi dañ ci def ay genre poison kon man mii de ba ñu waxee loolu xaw naa tiit dama ne man mii de ñàkku naa ñaari yoon kon ñu ngi ci 2021 xëy na 2028 ay feebar commencé génn sama yaram maara day taali mais loolu tamit est-ce que fake news la est-ce que tamit Tounkara war na véhiculer genre news yu mel noonu moom Tounkara si boppam il a été assez responsable pour dire à tout le monde que lui il ne préconise il ne dit à personne il ne conseille à personne de ne pas se vacciner mais en tout cas lui en tant que Ousmane Tounkara il ne s'est pas encore vacciné il porte son masque il fait la distanciation sociale il conseille à sa famille de faire de même
mais lui et sa famille, ils ne se sont pas encore vaccinés. Et jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, il a décidé de ne pas se vacciner. Tounkara au moins a une responsabilité. Il ne waxul bu kenn vacciné wu. Dafa ne moom vacciné gul. Kon bu ñu demee ba ci biir mën na am mu vacciné wu. Man nag damay digal nit ñi ñu vacciné wu. Ndax deuxième vague bi fii du ay caaxaan réalité la Amérique te jeunes yi la gën a rey. Delta variant bu bees bi Delta moo gën a gaaw a wàlle moo gën a metti ni ngay feebaree hôpitaux yi ñu ngi commencé fees Sénégal tey rek dégg naa ñu ne 9 personnes dee nañu am nañu yeneen 900 cas yu bees mais man chiffre Sénégal yi xaw ma ndax dëgg la wala du dëgg ndax Macky Sall dafa dem tournée ba mu neex ko def tournée économique ba mu neex ko loué ay nit yóbbu leen Matam yóbbu leen Kédougou yóbbu leen Saint-Louis ba pare ne Ousmane Sonko du def nemmeeku tuuram kon xamuñu ndax li ñuy wax ne dafa am corona bi dafa yokk ndax dëgg la wala du dëgg mais nag bu ñu xoolee li am France mën nañ ne dëgg la bu ñu xoolee li am fii mën nañ ne dëgg la mais ndaw si ak ñoom Tounkara li ñu dal ci Macky mooy ne Macky Sall moom Macron daal defe naa mooy bàyyam lu Macron def rek mu def ko Macron dafa bëgg obligé ñëpp ñu vacciné wu France ku vacciné wul nga am carte bu ñuy wax passeport fàtte naa sax nu mu tudd passeport sanitaire waaw fii ñu ngi ko tuddee passeport card xaw ma Amérique passeport card lañ ko tuddee mais France ñu ngi ko tuddee passeport sanitaire boo ko amul doo mën a dugg ci yenn hôtel yi yéen ñi nga xam ne tubaab yi nga xam ne dañoo bëgg naan ak ay dem ci ay boîte de nuit boo demee ci baar yooyu duñ la bàyyi nga dugg am na sax Tounkara tegal nañu benn audio benn ndaw bu wax ne commencé na ko ndax dafa dem ci benn baar ñu ne ko doo dugg Macron day daanu 2022 c'est un président très impopulaire ça c'est bon signe pour nous qui combattons Macky Sall parce que nous savons que Macky Sall est tout simplement une marionnette, n'est-ce pas, pour Macron. Peut-être qu'avec la disparition de Macron et un nouveau régime en France, que la situation, que ces gens-là diront à Macky Sall, hey, pas de troisième mandat. Yang may dégg Macky nag looloo tax mu def discours am bële temps yi di wax naan nit yi seen ngeen moom seen bopp ak ngeen dee bu ñu leen waxoon jëlal tànn ban ngay tànn liberté ou la mort xam nga loolu président waru ko wax. nga moom sa nga ñàkk sa liberté nee na nga ñàkk sa liberté nga bañ a dee moo ko gën mais Macky Sall kon mi ngi ñuy waaj a préparer pour confiner nit ñi muy tëjaat nit ñi kon nit ñi bu yóbba ngeen pare. xamoon nañ ne nag du ko def ci tabaski bi parce que Macky le 8 mars xale yi dañu génn wan ko ne yow amutoo looy dogal ci réew mi kon mënu ko def ci tabaski bi léegi day xaar ba tabaski passe est-ce que sax dina ko def man yaakaaruma ne dina ko def Macky Sall li mu nar a def mooy mu toog rek di seetaan nit ñi di dee l'essentiel. booy dugg ci oto yi di nga sol masque loolu sax commencé nañ ko waaye mënul wax kenn dootu leen génn 7 heures wala 6 heures wala 7 heures ba 5 heures du matin loolu Macky Sall dootu ko def bu ko defee day am problème mais nag li ñuy wax rek mooy